Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. yeewoo ca quartier Corniche diwaanu Ndar Géej ñoom ñooñee nag jamono yi ñoom ñooy artu ci ñàkkub kaaraange wi nga xam ne ñu ngi koy dund li leen ko yóbbee moom mooy yenn ci appartement yoo xamante ni daal nañ koy dëddu jamono yi nag moom moo nekk makkaanuk addu kalpe yi ak itam jaaykatu drogue yi yooyu la jamono directeur bu Descos nag di tontu ki nga xam ne moom moo di Moustapha Diakhaté ak itam maître Doudou Ndoye moom Pape Sabouri Ndiaye nag di xam ne ba tey coowal mbuur li amul lenn loo xamante ni nit ñi foog nañu ko ci tamu daal di koy am daañu seq ab waxtaan wu yaa ak moom keneen itam koo xamante ni daañu amal ab waxtaan ak moom ni ki tey ji ci jotaayu xibaar itam moom mooy suñu gan di Fatou Mbow xam ngeen ne moom mooy présidente nationale des femmes de l'association des marchands et ambulants et commerçants des marchés luuma daañu amal waxtaan wu yaa ndax ku nekk xam ne ñoom jaaykatu jaba yi nag jamono yi jàngoro coronavirus am na lu bëri lu mu def ci ay njeexital mbokki lu ni mel buñ ci noppee daañ ci toftal yéen kaay xëy ni ki tey ji ci altine ji léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu doore ko nañu ko junjee woon mbas meek tolluwaayam juróom-ñaari doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo jot faatu wala bokk fekk yi nga xam ne ñoom ñoo faatu ni ki démb ci dibeer bi ñaari junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def nag ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn cas positif la ñu am téeméer ak fukk ak benn ci ay cas contact ñaari cas importé la ñu am téeméer ak juróom fukk ak ñetti cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan dañu ko jëlee diwaanu Kaolack boobaak léegi ñi nga xam ne am nañ jàngoroy coronavirus nag mu mel ni ëpp nañ juróom-ñetti téeméer ci ay doomi aadama ñi ci faatu itam nag noonu ñi nga xam ne ay aji tawat lañu woon te jamono yi nag ñu wër seen ak lim ëpp na ñeenti téeméer ba tax itam médecin chef ba nga xam ne moom moo fa nekk nag di dànkaafu askan wi jamono yi nag li mu xamle moom moo di lu ñu gën a baral li nga xam ne moom moo di xeex bi doyul moom Aïssatou Bari Diouf dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diame Fally Gueye. nii ñu ngi toll ci juróom-ñetti téeméeri nit ak ñeent fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne laale nañu ak mbas bi ci biir région bi may fàttali rek ne ci biir yooyu téeméer boo ci jël lu ëpp juróom-ñetti fukk ak ñeent yi ci biir commune de Kaolack la parce que commune de Kaolack comme ni ngeen ko xamee Selebe yoon la moom densité bi fii la gën a ëppee tamit trafic bi fii la gën a ëppee moo tax fii moom ci commune de Kaolack vraiment fii la mbas mi gën a amee solo fii la gën a taree daal maanaam bu loolu weesoo ci biir ñooñu ñeenti téeméer yi ak fanweer ak ñett ñooñu wër nañu ba léegi ñi ngi faj ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent am na nag ñàkk nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ñu ciy profité rek di leen jaale askan wi di leen jaale seen mbokk yi. lu weesu li wax ci centre de traitement bi comme ni ma ko waxee sànq am na ay cliniques yuy jël en charge waaye bu loolu weesoo xamal leen rek ne ñi ñuy traité ci kër yi mooy ñi nga xam ne dañuy répondre définition cas simple. waaye cas yi nga xamante ne ñooñu ci centre de traitement bi lañ leen war a traité ñooñu ñi ngi leen fay traité te bi seconde vague bi tàmbalee ba léegi centre de traitement bi feesagul dell ba nga xamante ne dinañ wax fan la ñuy yóbbu malade bi. ñeneen itam ñoo xamante ni nag jamono yi ñu ngi dànkaafu askan wi diwaanu Kaolack ba tey Croix Rouge ma ngay wéy nag di yori ay pancart yoo xamante ni ma ngay dugg ca koñ yaa ngir daal di wax ak sa askan wi jamono yi itam jàpp nañ ne rek lu ni mel dina mën a tax ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne moom moo di jàngoroy coronavirus ñu seetaan reportage. situation bu bees stratégie bu bees ak ni mbas mi di lëmbee jamono jile fii ci diwaanu Kaolack waa Croix Rouge ñoom itam daal di soppi doxalin lu jëm ci wàllu ñaax sensibiliser askan wi te ji nag dañu xëy tasare seeni élément ci mbeddu Kaolack yi ku nekk yore pancartam bind ci message buy ñaax askan wi ci mbas mi lee. deuxième vague bi corona nag dafa indi beneen mbir
bu indee beneen mbir ñun ñu bàyyi lañ ko doon xeexee bu njëkk ñun it changé. tey jii nag ban activité la ñuy def dañoo xool ne suñu volontaires yi ñu ngi dëkk ci quartier yi ñu ne ban stratégie la ñuy wér dañ leen wax ñoom ñëpp vendredi ci ngoon ku ne da ngaa ñëw Croix-Rouge indi ardoise ñu bindal la message clé am ñu indi ay padex ñu bindal leen am ñu indi ay pancarte ñu bindal leen ay message clé ñëw ci tali bi rek taxaw di wone message bi. ci pancarte yi nag bokk na ci li ñu mën a liir ne fagaru leen bu baax a baax moytu leen mbas mi lu am la raxas leen seeni loxo yëf yi garaaw na lool ak yeneen message ñu jàpp ne nag askan wi bàyyi nañ leen nopp bu baax a baax. gis ngeen ne oto buy romb rek da nga gis nit ñi di yurndu di liir li ñu bind ci pancarte yi ñii dox it dañuy taxaw liir ba pare yëngal bopp dem. ce qui veut dire que population bi askan bi ñu ngi xool effectivement message yi ñu bind te changement vraiment dana am. bu ñu jógee ci étape bi nag jàll ci beneen maanaam jëm ci marché yi banques yi ak gare routière yi bërëb yi nit ñi gën di bëri ñaax leen caravane de sensibilisation itam séddale ay masques ak ay produits d'hygiène fas yéene nañ ko def. Ibrahima cant ak ngërëm ñeel na la mbokki diwaanu Fatick téeméer boo jël mu mel ni nag juróom la ci ay élèves dañuy faral di wannu lor lu ni mel nag di ab taxaw seetlu woo xamante ni aw kuréel moom moo ko def tuddee seen bopp groupe pour l'étude ak itam enseignement de la population ñoom itam ENDA santé daal di amal ab tëralin ca woowule gox naka noonu itam ñuy gën a dànkaafu ñi nga xam ne ñoom ñoo di waajur yi Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey diwaanu Fatick. ci l'école bi ñu bañ a teel a bàyyi ba léegi nag am na liggéey bu am solo buñ ci war a def ci biir région bu Fatick li waral nag bàyyi yu teel yooyu ne ñu bëri na waaye liñ ci gën a nemmeeku moo di pauvreté ak itam ëmb yu teel yi nga xam ne moom la ñuy faral di nemmeeku ci école bi. mooy maintien bi plus xale yu jigéen yi di dem ci cursus bi plus que nga gis ñuy wàññeeku daal te dafa am facteur boo xam ne nag moo leen di gën a daaneel muy les grossesses en milieu scolaire grossesse yooyu nag nekk na loo xam ne ci étude bi nga xam ne GIEC moo ne woon na ko ànd ceeg fi ñu yëpp 5% mooy taux de grossesse bi mais 1% sax dafa nekk loo xam ne jaaduwul lu ñu war a combattre la lu ñu war a xeex la. ONG ENDA santé nag mbir mi jaaxal leen loolu ñoom itam ba fi mu ne ñi ngi déroulé ci région bi ab programme bu ñu tuddee santé de la reproduction chez les adolescents et les jeunes. loolu waral ñu initier tey ji première activité bi nga xam ne dañ ciy waxtaan yan pexe la ñuy def ba ndaw ñi ñu gën leen sensibiliser. ñu am yaakaar ni ndaw ñi vraiment information lu am solo la donc il faut ñu yeggee leen ko pour que vraiment li ñuy gis te souvent mën na leen indil gàllankoor ñu mën ko moytandiku bu baax a baax. yeneen ONG ak itam ay association ay at a ngi nii ñu nekk ci région bi di liggéey ci nu ñu fexee ñuy fexe ba xale jigéen yi gën di jàngi buñ sukkandikoo nag ci coordonnateur inspection médicale des écoles mu ni sax looloo waral ba fi mu ne am nañu ay jéego yu bëri yu ñu def ci scolarisation des filles. boo ko seetlee xale yu jigéen yi daawuñ leen yóbbu école wala daawuñ dugg école te ñi ci doon dugg aussi du yàgg dara ñu bàyyi njàng loolu taxoon nag seps ko fii di yéeg ci charrette yi di yéeg ci fas yi di yéeg gaal yi di dem waxtaan ak parents d'élèves yi pour ñu xam ne njàngum jigéen dafa am solo loolu tax aussi ñu am ci ay résultats yu am solo. programme santé de la reproduction chez les adolescents et les jeunes nga xam ne ENDA santé ñoom ñoo koy doxal nee ñu itam ñi ngi koy amal ci département yu Pikine ak itam yu Guédiawaye. jërëjëf Aminata ñu wax ci leneen loo xamante ni maa ngi ko doon junju askan wi bi ñu door yi la jotaayu xibaar ñay yeewoo ca quartier wu Corniche diwaanu Ndar Géej nag jamono yi ñoom ñooy artu ci ñàkkub kaaraange wi nga xam ne ñu ngi koy dund li leen ko jural moom mooy lu tolloo ko fukk ak juróom-benn ci ay appartement yoo xamante ni nag jamono yi dañu ko dëmmooyu moom moo nekk makkaanuk ñenn ci ay addu kalpe ak itam jaaykatu drogue yi dañuy teewlu Ousmane Ndoye mi nga xam ne moom moo yoroon kàdduk askan wa yëkkati na kàddu yooyee dénk ko Ousseynou Diop ak Habib Seck. ak juróom benn ñoom ñoo occupé woon bâtiment yii ngeen gis muy les blocs 16 ba nu leen génnee ba léegi depuis 2016 état bi defu fi dara defu ci dara bàyyikaat toxkatu yàmbaay bàyyikaat jaaykatu drogue yi bàyyikaat délinquant de toutes sortes ba képp ku dëkk biir Corniche mënatoo tëdd ak sa ñaari nopp ndaxte insécurité bi actuellement dafa jéggi dayoo non seulement ñi fi dëkk mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier environnant yi muy ay Médina Marmial muy ay Jëwlinga quartier yooyu yëpp tey jii seen bakkan ñi ngi ci xott parce que bloc yi fii la délinquants yi dëkk. chaque semaine ñeenti agression daan am te agression yi buy am paaka
paaka c'est à l'arme blanche la ñuy attaqué sunu jigéen ñi ak sunu xale yi ba nga xam ne fii ne bu timis jotee kenn ñemeetul génn sa kër ci corniche parce que ku génn agression moo la fiy xaar ku tëddil sa kër yaa ngi xalaat ne mën nañ la fëgg xaaja guddi daal di dajji sa kër. directeur bu Descos mbokk yi daal nay dikkaat ci sañ-sañ wi nga xam ne Descos daal dina koy am moom Pape Sabouri Ndiaye nag di sàkku ci ki nga xam ne moom moo di Moustapha Diakhaté ak itam maître Doudou Ndoye ñu daal di xoolaat kaddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkatu naka noonu itam daal dinay waxaat ci coowal Mbour 4 bi li mu xamle moom moo di lu bëri si askan wi nag li ñu ci njortu dara laale wu ci ñu teewlu reportage wi nga xam ne Modou Fall ak Youssou Baro def nañu ko. ki jiite Descos delloo na Moustapha Diakhaté ak maître Doudou Ndoye ngir ñu yëraat seen i copie colonel Papa Sabouri Ndiaye nee na démolition maanaam wàllu toj tabax ci prérogative direction bi mu jiite la bokk. ñuy génn ci télévision yi parfois ay borom xam-xam lañu mais di critiquer di décrier Descos amul droit def lii amul droit def la dama bëggoon xamal askan wi yëpp ne ñooñu dañoo réere mbir vraiment maa ngi leen di invité ñu gën a saytuwaat code de l'urbanisme nañu xool article yi nga xamante ne dafa jëlee R 374 ba R 378 nañu xool lépp li ñuy wax ci wàllu construction ak prérogative yi nga xamante ne moom la Descos am ci mbir moomu. nañu xool aussi la loi de 2008 toujours partie législative li jógee article 80 bi article 85 bi article 86 dafa leer Descos mën na toj bépp tabax boo xamante ka koy def amoo ci kayit te amoo ci autorisation. bu weesoo nag li nga xam te ni xew na ca Mbour kaaj te ñenn ñi di ko ñaawlu waaye dëgg ji leneen la lal waa Descos jàpp ni faaw rek. directeur bu Descos mbokk yi may fàttali rek ne moom moo nekkoon gàdduk info du matin leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon wax sànq bi ñu door yi jotaayu xibaar waxoon naa leen ne daañu dalal Fatou Mbow moom mooy présidente nationale des femmes de l'association des marchands ak itam commerçants des marchés luuma yaay Fatou maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. ñu gis ne jamono yi nag ci wàll wi ngeen yëngu jafe-jafe am na ko ndax jàngoroy mbas mi ci tënk lan lañ mën ci jàpp. waaw ñun de ci jàngoroy mbas mi. ñun dañ cee xaw a sonn. parce que première vague bi ñun ñoo gën a néew doole ñun lañ njëkk a arrêté. biñ ñu arrêté 3 mois lañ toog. 3 mois yooyu kenn xëyul fenn léegi 3 mois yooyu bi ñuy dimbale nit ñi boole wuñ ñu ci te ñu nit kaasuñu ko dañoo toog rek yaakaar ne ñun wax dëgg comme. état dafay dimbalaate waroon nañoo mën a dimbale wuñ ñu toog ba mu jeex ñu commencé waat ñu arrêté bii nag li ma ci gën jaaxal mooy décret bi muy jóg daf ci boole woon transport ndax transport bi dañ ne woon kaar yi nañuy jël nombre. arrêté bi nga leeral mbokku téléspectateurs yi arrêté bi yan gox la soxal wala boog ci réew mi yëpp la day baax askan wi xam ko. waaw ñoom de li ñu wax dañ ne. marché luuma yi lañ arrêté. man sax. ci sama kii dama foogoon ne marché luuma yi nekk ci département yi la ñuy wax waaye waxuñ ñi nekk ci biir région bi parce que suñ marché luuma yi ñi nekk HLM ñi nekk Grand Yoff ñi nekk kii ñoo fay ñëw te ñooñu ñooy dem marché HLM ñooy dem Sandaga ñooy dem fépp kon suñu arrêté gisuma raison bi daal parce que ñun ñii ñëw ci ñun ñooy dem HLM ñooy dem Sandaga ñooy dem Colobane ñooñu ñëpp ñu bàyyi leen ñuy jaay ñun ñu arrêté ñu te ñun nag ñun ñoo gën a néew doole parce que ñooñu au moins am nañ fonds am nañ xaalis tuuti waxuma ne sax am nañ kii waxuma leen loolu waaye en même temps ñooñu tane daal ñun nag lu tuuti li ñu am nga xam ne da ngay xëy jour ci jour soo xëyee dem jaay génne sa xaalis ñoo indi ci dépense bu ëllëgee nga defaat ko li ma la wax nii am na ñoo xam ne dañuy jël ñaar téeméer di ko dajale par bés ñaar téeméer ba muy 2000 kon ba muy bés par bés ba muy 30 jours soo ko defee 30 jours lu nekk 60 000 nga fayal sa doom formation waa léegi kooku boo ko ne doo xëy ba nga fay lu yaas tamit dañ koy fay su ko dee nga ne ko da ngay xëy nga ne ko doo xëy liggéey doom jooju dàq nga ko doom jooju du liggéey te mu liggéeyul itam lekkam day demee neneen fu mu koy jëlee ñun jour ci jour la ñuy xëy leneen itam donte ci secteur informel ngeen nekk mu mel ni li ngeen di dugal ci ay koppar ci réew bu Sénégal itam bari na ci ay xayma waaw bari na parce que su dee marché samedi dem na 1800 places 1800 places marché place bu nekk 6000 te 4 fois lañ fay def ñu nekkuñ fa chaque jour de 4 fois la nga dem dimanche même chose nga dem lundi même chose nga dem mardi même chose nga dem saf multiplier par 7 ñaata la ñuy dugal xaw na bari kon xaw na bari ñun nag te encore li ma ci gën a kii mooy dafa jël jeunes yu bari ay maîtrisards ñu nga fa amuñu liggéey ñu ñëw ci marché bi di fa daan seen doole
di liggéey parce que bëgguñu toog am na xale yoo xam ne bëgguñu toog ñoo fa nekk ak veuve yoo xam ne ñoom itam seen i jëkkër dafa gaañu bëgguñ seen i njaboot taxawaalu ñu ñëw fase àdduna nekk ci marché ba kon foofu ay néew ju doole ñu war a dimbale ñoo fa nekk man nag décret bi bu mu génnee dañu ci boole woon ak transport bi ne transport bi nañuy jël nombre ne wëlbatikuwaat ne ñu nit nañu toog ñun nag ñu ngi continuer di toog te transport bi moom jëlatuñu nombre ñu ngi jël li ñu bëgg kon léegi décret bi ñun kese la concerné xanaa parce que bu fekkoon nañ décret bi concerné wu ñun kese ñooñu dinañ leen arrêté te ñooñu arrêté wuñu leen marché Sandaga la fa nekk moo ëpp su doole liñ nekk ci suñu marché yi moo gën a bëri nit moo ko gën a bëri nit kon nag suñu aayee daf may jaaxal daal ñun daal vraiment ñu ngi ñaan dimbal bu ñu leen aayee da ngeen doon sàkku ñu yemale ñëpp wala boog ñu bàyyi voilà 2 pas 2 mesures la ñu def dañoo xool man daal xaw ma daal affaire bi daal lu may nuróol daal man daal dafa mel ni daal néew doole tooñ la daal loolu lay ma nuróol daañ ci ñëwaat amal waxtaan wu yaa ci wàll wi ñeneen itam ñoo xamante ni ay soxna lañ ñu ngi jaay ci jaba yi jamono yi nag néew na ñu gis client ñu ci bëri ci ñoom daal di gàddu seen ay table dem ci gox-goxaan yi ngir daal di ko fay sanc ngir am lu ñu suturloo waaye mel ni ba tey ngir rek ñu teg gët ku leen ne jaay ma jafe-jafe la Abi Faye ak Modou Diop daje nañ ak soxna yooyee ñu seetaan reportage. mbas mi jeexagut ba léegi di ëlëb xelub askan wi jamono ji waxtug liggéey yi wàññi nañu ko bu baax ci biir marché yi jigéen ñi di daj lu metti ñu ne Mère Fall ngir mu jaay lu ju moom yi rek jafe na lool ca marché ba waral na itam mu ne dafa dikkaat ci biir quartier am toog fi ngir mën a jaay lile. heure bi daanu fekk mu wàcc bu yàgg daan jaay junni bari fi ne nag mënuñoo jaay juróomi téeméeri mat ndax dëkk bee ko laaj naqari na feebar bi yàq na dëkk bi borom réew mi tëj na dëkk bi ay 50 000 yooyu daan naa xëy jaay lu toro 30 000 40 000 wala 50 000 waaye loolu lépp mën a tane fi mu nekk moom lu yàlla xam doy na. waaye France daan na xëddem ba léegi itam ngir mu am bénéfice sax jafe na ko. amatuma financement kenn nangootuma finance ndaxte du ma fay soo ñu la financé du ma fay ndaxte ku jaay doo fay financement kon xam nga ne réew mi yàqu na. ca wetam ka fa toog jaaykatu ndekki la moom di xaar client yi ñëw. bu ñëwee raxasu ba set eau de javel baa ngi ne ak ndox mi waaw masque yi moom mi jar na ko metti rek ci ñun lu bari léegi si day wàññeeku waaw lu ma moomal sama bopp dinaa wàcce waaye lu bari waaye léegi si moom la yàlla xam doy na. seen xel ëlëb na lool marché yi ci boppam yi nekk fii ci capitale bi tëjuñu leen lu dul dimanche waaye ba léegi marchandise yi moom jafe-jafe gu rëy lay am ngir ñu mën ko jaay ci jamonoy mbas mi. jaayatuñu dara ka ñu doon financé bañ na ne duñu financé ndax duñ ko fay ndax réew mi yàq. donte sax wàññi nañ waxtu ya ñuy liggéeyee ci biir marché yi loolee waral na ñu ci bëri delluwaat ci seen biir koñ yi lal lu ñu tuppee marché yëpp sa jëkkër di marché ak mbedd yi waaye ba léegi foofee ña ngi fay daj lu metti ndax it gis ku leen fa jëndal metti na. Abi Faye ñu des ba tey ci wàllu njaay ak njënd des ak Fatou Mbow est-ce que itam bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal jël na dogal bi yéen jëm ngeen cee def ay jéego waaye tak càmmonte ak li nga xam ne moom la waa Kër Docteur daal di santaane ci jamono yi ndax ku nekk xam na ne mbas mi moom moo tax ñu jël yooyu la dogal. waaw loolu ñun sàmmonte nañu ak moom ndax defaluñu ko kenn suñ bopp lañ ko defal. man su ma takkee masque yore sama gel defaluma ko kenn parce que bu ma laalee man may am problème. kon sama santé laay defa ñun loolu philosophie boobu la ñu am. gis nga jour boobu ñu bi samedi bi passé bi ñu arrêté. dañoo arrêté kaar yi ne bu ñu fa jaar man dama bëggoon a wax ne leen kaar yi nañ fa jaar bu laajee ñu raxas ko ñun kaar yi ñoo ko moom ñun amuñu oto de. ci kaar yi la ñuy dugg kaar duñ ko mës a toj. waa marché luuma duñ mës a def lu baax duñ mës a def lu bon. ku leen yaakaar ñu taal pono doo leen ci gis. ku leen yaakaar ñuy toji kaar doo leen ci gis. ñoom lépp lu ñuy def ci yoon lañ koy def ci discipline lañ koy def. est-ce que jëm ngeen a amal kuréel ci seen biir ñoo xamante ni daañu dem egg seeni ay kàddu. waaw am nañu sax association. non lu mooy association bi yéen seen biir ngeen tànn ci ñenn ñoo xamante ni daañu dem egg li ngeen xam ne moom ngeen bëmbët jamono yi. waaw loolu moom bëgg nañ ko waaye defaguñu ko nag. exactement moom kooku moom bindaguñu autorité kooku defaguñu ko waaye nag boole nañ ko ci. ndax que nit ki moom booy wax ak moom ci côté bu nekk ngay wax ak moom. loolu moom dinañ ko def. dinañ leen bind. wan leen ne leen 2 pas 2 mesures yi may gis daal moo ma jaaxal. marché yi ñu aaye
ak marché bi ñun marché yi ñu aay ak yi benn lañ su fekkoon luuma département yi la département yi yeneen gox ñooy ñëw ñun nag Dakar kese lañu ñun ànduñu ak beneen kii Dakar kese la ñuy ñëw fii ñooy ñëw marché Asalem ñooy ñëw marché Sandaga ñooy ñëw fépp kon nag bu ñu leen aayee fii war nañ leen aaye foofu ñu toog seen kër yi waaye ñooñu ñu bàyyi leen te ñooñu ëpp doole moom loolu maal man daal injustice boobu lay xeex jamono yi lan ngeen biral ndax itam ku nekk xam na ni ñu bëri ci ñoo xamante ni tey jii dakkal nañ seen i liggéey wala bokk ñu aaye leen ci jamonoy mbas mi dem nañ xool leneen loo xamante ni dañ ci daan seen doole maanaam alternative yéen ci seen biir ñu bëri jamono yi lan la ñuy def. xanaa di ambulant xale yi ko mën de ñu ngi ambulant xam nga nag maire yi ñoom mënuñu loolu te maire yi tamit soutien de famille lañ. waaw xale yi ko mën xale yi am jom yi. ñu ngi koy def. waaye maire yi mënuñu loolu. te ñun te lii lañ yaakaar pour faj ci suñu soxla pour def ci suñu kër. ci loolu lañ yaakaar te ay borom këram a nga fa ay maire nga fa ay xale yu góor a nga fa. ñëpp ci lii lañ yaakaar wax dëgg yàlla am ñun daal dañuy ñaan. ñu yemale ubbil ñu marché yi. ñu jaay ñu accompagner ñu wax ñu li ñu bëgg ñun ñu defal leen ko continuer suñu liggéey comme ni ko yeneen marché yi continuer. ndax ñu ci bëri dañuy faral di am bor ci banque yeeg yu ni xeetoo. jafe-jafe la jamono yi ngeen fay ko. ñoo fi mu nekk nii waxuma la loolu. waaye am na ci ñoo xam ne sax fi mu ne nii stress mun na leen a indil problème. man gis naa ci koo xam ne dafa toog ne ma lii su ma toogee ba di ko nettali yàlla la. parce que déjà loyer am. njàng doomam banque yi. xam nga loolu nit attanu ko jamono ji ñu nekk. waaw stress boobu rek mën na la rey te loolu bëri nañu ko fay dund en même temps ñun suñu marché bi li mu yendu dafa bari. suñu marché bi. waa Colobane ñay wàcce conteneur ñun bu ñu jaayul ñooñu seen bal yi fa lay nekk te dañuy fay loyer ca seen magasin ya te ñun bu ñu jaayul ñun ñooy jël bal yi di ko ñu indi di ko dagg. te mu mel ni jamonoy sedd yi itam doon na jamono woo xamante ni seen gafa ga daan na ci fees mooy seen période mooy suñu période ñun sedd la ñuy jaay te ñun it ci la ñuy dimbale nit ñi. ndax ñun li ñuy jaay da nga ci mën a defal sa doom mu sol te doo sonn am na ñoo xam ne tamit. bu ñu jógee marché samedi wala ñu di demaan marché dimanche. ñooñu la ñuy tuddee colis. ñooñu ñooy yenn bagages yi di ko yóbbu. ñooñu tamit am nañ ci impact. ñooñu ay nit lañ doon liggéeyloo ñuy chargé bagages yi ci lañ doon dund borom oto bi ci lay dund ki yor colis bi ci lay dund. pousse bi bu suba bu ñu xëyee di génne bagages yi xam nga ñun bu ngoonee dañuy ranger suñuy bagages. ki koy génne ci lay dund. bu ngoonee ci delloo ko ñu fay ko. ñun lay dund 3000 personnes yi ñooy ñiy jaay. waaye nag pousse yaag ña koy yenoog ak. borom magasin ya ñun marché boobu boo ko tasee da nga catastrophique la ndax ñu bëri daal dinañ sonn coono dëgg la bu dee borom magasin HLM moom kese ak ki ko nekkal ci biir magasin bi la ñun benn kii bu nekk boot na ñetti nit ndax man fi mu nekk di sama bagage pousse kat boo koy jël bu ko jëlee di ko yóbbu ci oto bi dafa am ku koy jël dugal ko ci biir oto bi mel ni yéen itam seen biir da ngeen di fayaat ñeneen voilà dafa am ku koy dugal ci biir oto bi ñooñu ñëpp dañ ciy lekk seen wërsëg ñooñu ñëpp dimbale nañ am état ci emploi ñooñu bu ñu fekkoon liggéeyuñ dara ñu ngi laaj état emploi te ñooñu nag fi nekk nii xalaatuñ sax laaj état emploi ñu ngi seen liggéey ñu ngi gañe seen vie ñu ngi dem seen kër kon nag bu lu mel noonu boo ko amee ci sa réew bu ko tas te jeunesse ba fa nekk macha allah de jeunesse bu jàng ñoo fa nekk ay diplômé ñoo fa nekk de duñu ay analphabète de ay ñu jàng xale yu jàng ñoo fa nekk yoo xam ne dañoo xool pare nañ jàng amuñ lu ñu liggéey ñu ñëw dugg fa ba nga xam ne sax dem nañ ba nga xam ne fi mu ne nii sax defe naa ku leen joxoon sax liggéey bëgguñu ndax ñu ngi gañe seen vie di gañe seen vie di def seen wërsëg wax dëgg yàlla man daal damaa bëgg lay dégg ngay wax wàllu subvention ma bàyyi la nga defaale ko kàddu gu mujj jëm ko eggee ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew bu Sénégal waaw ñun daal ñu ngi ñaan ñu jàppale ñu li may njëkk a wax mooy ñu jàppale ñu ubbil ñu marché yi ñu liggéey ñu wax ñu li ñu bëgg ñu def ko en même temps sénégalais lañ di liggéey te dañuy fay de may ñu kon nag bu ñuy dimbale nit ñi war nañu cee boole ñun mbas mi loolu ñu doon joxe ba tey 1 franc jotaguñu ko ci te ñun lañ njëkk a arrêté. subvention waaw premier décret bi ñu njëkk a jël. marché luuma la encore bii tamit premier décret bi ñu njëkk a jël marché luuma la. kon nag ñun ñoo gën a sonn ñun bu ñu doon dimbale. te yaakaar naa ne waruñoo fàtte xam nga lu tax fàttewuñu. lu tax fàttewuñu bi ñuy arrêté kon bu ñuy joxe waruñu fàtte. koo xam ne booy arrêté doo ko fàtte. wallaay booy joxe moom nga war a njëkk a jox. du dëgg. dëgg la loolu da laa yaakaar nag. jërëjëf.
jërëjëf may fàttali ne rek moom mooy Fatou Mbow di présidente nationale des femmes de l'association des marchands et commerçants des marchés luuma moom lañ doon dalal ci wile jotaayu xibaar ñu doon wax ci jafe-jafe yi nga xam ne jamono yi ñu ngi koy dund ñoom ci seen bopp ñoom ñi nga xam ne dañuy faral di dem ci marché luuma yi waaye tam arrêté wi nga xam ne moom moo dal seen ak kaw ba jamono yi nag mu ne suñoo dem ca yooyu les marché nga xam ne daañ nañ fa faral di dem ñu wéyal jotaayu xibaar yi wax ci leneen loo xamante ni nag ci la bokk di ci li ci yéenekaay yi ñu dikk ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. gaal ciw tiis ak naqar ak génnug àddina Jean Meissa Diop nekkoon rédacteur en chef bu yéenekaay bi di Walfadjri ay jamono nekkoon nit formateur ci l'école bi di CESTI Le Soleil ne journaliste bu amoon jaar-jaar yu mat a roy moo faatu Le Quotidien gis ne ku xamoon ci lam daa wax ak liggéeye moo daanu fin de vie d'un expert noonu it le Sud Quotidien gisee yéenekaay bi ne média yi ci seen bopp ñoo ñàkk fañ daa taataane ci lu wér xam-xam laas xëy ci xëtam bu njëkk fësale nataalam moom Jean Meissa Diop yéenekaay bi jàpp ne presse bi ci boppam moo ñàkk nattuwaay ci wàllu doxalin akuk jëmu la presse perd une boussole jàngoroy coronavirus ak dëgër bopp gi lank génn ba tey Sénégal ne ko noonu ci àddina observateur xëy moom ñëw ci dogalub couvre-feu bi kilifa yi jëloon diggante Ndakaaru ak diwaanu Thiès yéenekaay bi mel ni ku naan matu ko woon ndax nag xayma gunu fi résultat yoo xamante ni couvre-feu boobu jur na ko fi ne jàngoro ji mu ngi gën di yokk rek ci Ndakaaru Thiès ak yeneen diwaani Sénégal donte ba tey ci yéenekaay bu groupe Futur Média docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ma nga ca naan dàqunu xalaatab lawal ko boobépp couvre-feu ba ci yeneen diwaan yi tribune na yëf yi foo ko natt wees na ko wàllante gi bari na cas grave yi na ko noonu bakkani ci rot ca nag li waral musiba gi jamono yi bokk na ci faux test yi dëj yi ak ngénte yi xew yi moom askan waa ngi làqu ba tey di ko amal ca xayma nan fii ci réew mi ci ñaari fan kese juróomi téeméeri nit ñu amee jàngoro jeeg fukk ak ñeent ñu ci faatu juróom fukk ak benn yu nekk Sowétas source a dëggal waxi tribune teg ca xayma ñu faatu ci coronavirus ci réew mi diggante fukki fan ci weeru décembre ak 23 janvier 2021 ñaari téeméer ak fanweeri doomu aadama ne ko ba démb bi fi corona duggeeg léegi faat na ci réew mi di Sénégal juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi nit Le Soleil xëye mbiru ñàkk yi moom ne njiitu réewu CEDEAO yi yamale lañu bëgg ci mbir yi maanaam ñëpp mën a jot ci ñàkk yooyee mu bañ a yem rek ci borom barke yi ñu ngi ko xamle ñoom njiiti réewu CEDEAO yi ci 58e sommet kuréel gi Le Quotidien ne ñàkk mi moom ak ñàkke mi ci Sénégal du yomb nde ordonnance bi dina seer lool fanweer ak juróom-ñetti millions yi doses la ñuy war a jënd ak it chaîne de froid bi gunge denc gi ñeel yooyu ñàkk denc gi nu dencandi Boubacar Seye nag ci kaso bi moom neexul Alioune Tine ci la tribune ma nga ca naan minute waru ko def ci kaso bi moom Boubacar Seye Alioune Tine ci Sud Quotidien ne dañu war a sax wote ci réew mi loi boo xamante ni dafay aar ak sàmm lanceur d'alerte yeeg activiste yi ngir ak cellal am ci yorin wi ci wàllu bonne gouvernance jaari sow feeñ na alhamdulilah observateur ne gis nañu ko waaye lànk ko gum na wéyal am njàngam nanguwul it jóge ca bërëb ba mu làqu woon terewul bourse d'excellence baa ngay wéy ak moom libération ne ambassadeur bu Sénégal ba ca France ak consul ba fa daje nañu ak moom ci week-end bii diir bu yàgg ci teewaayu ministre Serigne Mbaye Thiam di ki nu ko bàyyile lam leen waxoon rek ca la ne maanaam daa bëgg ab diir tëju fatu ngir gën a defaruwaat kilifa yi jàpp ne waxambaane la mu ngi ci kaaraange ñu nangul ko dogal bi lu ci mën di am téeréem bi mu bind nag duppee ko sous le visage d'un ange moom jaari sow ma ngay jar ne mburu ca librairie yi di lu nu les échos xamal ci yéenekaay bi c'est Ñaan Njaay responsable promotion Harmattan ni ñu bari dina ñëw jënd si téere bi ngir dañ kumpa xam lu waral jaari sow xëy ne mes ci wàllu politique ñu des ak les échos ak waa ñoo lànk ñi mere lool waa PDS ginnaaw seen échec ba woon ci jokkoo conseil constitutionnel ngir song loi bu bees bi ci wàllu état d'urgence ñoo lànk ne doxalinu PDS bi jamono yi Macky Sall di PG ñenn ci ñoom libéraux yi ngir ñu fekki ko tey na xel seen mer mi nag ñoom waa ñoo lànk ci Vox Populi gi fagul ndax démocratie bi ci boppam ci réew mi lañu gis ne daanaka mënees na ko méngaleeg ba ca Rwanda ñu jeexale sport gi ak lamb jéeg nelawuk mbër mu ràññi ko woon ci Sénégal Boy Bambara ci sunu lamb ministre des sports Mactar Ba di ci tiisoo lool paatu gi naka noonu it seede yi yëpp nekkoon benn ci rob bi ñeel ko moom kàngam gi soxnaam sa woon it Ami Collé Dieng di seede ci yéenekaay bi ba tey di sunu lamb ci digganteeg jëflante bu rafet bu amoon seen digg wàllu football ak candidature ci njiitam CAF Augustin Senghor du mbër muy dem di bàkku waaye it wóolu na boppam ne ci Vox Populi ma nga ca naan mooy favori ca mooy gagné ci stade yéenekaay moom maître Augustin Senghor di ca wax la mu namm ca CAF bis bu faloo bokk na ca yeesal anami yoonal gëfa ak it wàllu doxalin yokk compétition yi à la base maître Augustin Senghor ci observateur ne bokk na ci ay mbébétamit su faloo ci boppu CAF atum 2026 Afrique présenté fukki équipe ci wàllu football bi ca mondial ba. mu nekkoon El Hadji Assane Gueye géej nga lool ci li ci yéenekaay yi moo wax la loolu noonu ñuy àddu ci leneen li ci internet bi ñu ànd ci ak Mamadou Ndiaye ci beneen ab studio Mamadou nuyu naa la. maa ngi lay fay Cheikh Diop.
tey nag li ma bëggoon ngeen waxtaanee moom mooy jàngoroy mbas mi sensibilisation da ci war waaye tam ci week-end mi gis naa yenn ci ay information yoo xamante ni ñu ngi koy bural di ko def ay statut di ko dugal ci Instagram beeg Twitter beeg yu ni mel di ay dogal yoo xamante ni dañ ne nguur bu Sénégal moom moo ko jël. waaw loolu moom am nañ ci pàcc bu yaatu boo xamante ne tey dinañ ci ñëw comme niñ ko baaxoo di defee ak internautes yeeg téléspectateurs yi surtout ñiy gën di xàmmee yan information moo wér yan moo wérul duñ ci jóg ndax mbir fi internet toll la léegi ñëppay partagé ku nekk da nga yor télévision ci sa poche mën naa ko duppee noonu ndaxte sa smartphone rek léegi télévision la da ngay filmer da ngay partagé te ñëpp ñoo xamante ni dañuy partagé duñ sax xam fan mooy source bi mais ñun tamit suñu rôle la ñuy gën di expliquer internet yeeg téléspectateurs yi nan la ñu mën a ràññee yan xibaar moo wér ak moo wérul ak maanaam fake news. voilà fake news yi. léegi xibaar boobu lu am la. du fake news mais dafa ameewul Sénégal ci kanam dinañ ci ñëw. waaw day baax nga dikk ak askan wi daal di leen di yaatal